mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu waxoon lañ leen ko nag bés bu jot incha allah fi ci RTS 2 émission tam-tam danañu sargal jigéen ñi parce que xam ngeen ne ñu ngi ci mois de mars te nag incha allah suba nag la vraiment jigéen ñëpp fas yéene un peu partout dajaloo def taxaw seetlu ci seen i mbir mbokk yi en tout cas di leen fàttali ne RTS 2 dana leen indil nag programme bu am solo ca suba ba ca guddi incha allah ay émissions yi nga xamante ne bi jagleel nañ ko ay jigéen mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu képp ku nga xamante ne bi yaa ngi ñuy seetaan ak fépp foo mën a nekk ci àddina bi di kontaan nag ngeen ñuy jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nag ci émission tam-tamu tey bi ñu ne ak yelleefu doomu aadama ànd ci avec la belle maman Dieye alors maman tey la mu ñu indil mbokk yi dafa nekk lu nga xamante ne bi problème mu sénégalais yu bëri la muy mbirum ndono danañ ci ñëw bu baax a baax ak maman Dieye te xam naa ne plus tard benn spécialiste dana toog ak ñun indil ñu ci nag ay leeral nar ñu cee gindi bu baax a baax mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw nag ak suñu xarit Bichiba parce que nag Bichiba wàllum décoration saa su ne moom itamit mu ngi ñu ciy gindi Bichiba mbokk yi la mu ñu indil tey muy miroir décoratif moo daal ay seetu yi nga xamante ne bi mbokk yi mën nañ ko defaral suñu bopp ba pare nag décorer ko mu rafet lool am na nag yeneen yu nga xamante ne bi danañ ko waxtaanee mbokk yi jëmale ko ci mbirum seetu bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit nag Malcolm nag comme ni ma koy faral di waxee ñu ne RTS 2 daal vraiment ay nit yu polyvalent ñoo fi nekk c'est-à-dire chronique boo leen teg ñu daal di koy wëyal Malcolm nag tey ku ko gis ci mbirum cinéma doone déet parce que nag wax dëgg yàlla moo ngi bay waaram nag ci mbirum art bi Malcolm tey mu ñëw ak ñun ci ay faux raccords yi léeg-léeg dafay xaw a doy waar aussi bien ci ay film étranger waaye tamit léeg-léeg ñu gis ci tamit ci sunu série yi wala yooyu ay faux raccords yu nga xamante ne bi kuy faral di seetaan di nga xam ne lii mbir yi xawuta méngoo mbokk yi ñu jeexal émission bi saa su ne ak Vue sur la Toile ñuy am mbégte nag vraiment tey di recevoir ku nga xamante ne bi moom itamit kenn la ci ñun muy jigéen juy xeexal jigéen ñi di présidente FABES di nag ak taskatu xibaar bu nga xamante ne bi mi ngi liggéey fii ci RTS muy Khady Fall Coulibaly mbokk yi madame Régie dellu si waat saa su ne nag damay feggoo ak ñi nga xamante ne bi ñoo bokk liggéey bi tey nag ngeen gis ne que ñi toog ci plateau bi yëpp macha allah ñoo bokk liggéey bi parce que nag ñoo bokk li nga xamante ne bi mooy le groupe RTS ñu ciy kontaan nag di vraiment feggoo ak suñu xarit maman Dieye maman saa su ne da nga ñu indil dafa am solo sànq maa ngi koy wax ñu ne mbirum nono nga xamante ne bi wax dëgg yàlla tas na famille yu bëree bëri maa nga facilité ñëw ba ca kanamee ak benn témoignage ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est toujours un énorme plaisir de te recevoir. Plaisir bi c'est partagé yaa xam nga ñun dañuy kontaan saa yu ñu jàkkaarloo ak yow ak suñu jàkkaarloo ak téléspectateurs yi nga xamante ni leen ni dab seen bànneex rek moo ñu fi teg donc ñu leen di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu partagé le plateau bi tous les mercredis nag xam nga ne dañuy ñëw ci connaître ses droits waxtaane ak yelleefu doomu aadama tey nag ñu ñëw ci wàllum dono moom comme ni nga ko waxee tout à l'heure bëri na coow yoo xam ne indi na ko ci biir kër yi tas na mbokk yu bari ñu bëgg a wax nag lan la ci yoon wax bien vrai que ne tey xëy na duñu fi dalal juriste mais dinañ ci waxtaan ci liñ ci jot a xam après incha allah di juriste bi dina fi ñëw pour waxtaan ci li gën a yoon wax ci wàllum dono. alors ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax maman Dieye waaye tamit di dalal suñu xarit LC Bichiba chaque jour rek chaque semaine ñu jàng ci Bichiba parce que Bichiba tey la nga ñu indil léeg-léeg seetu dafa am daal nu muy def ci décoration waaye nag tey nga indil ñu benn façon mu seetu xam naa ci yeneen yi danañ ci waxtaan ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est aussi un plaisir de te recevoir. merci yaa xam maa ngi lay fay plaisir partagé de ñu gisawaat tey maa ngi nuyu suñu mbokki téléspectateurs yi ak ñu bokkal plateau bi sama collègue yi alors waaw comme ni nga ko waxee rek tey na dañuy ñëw tey ci miroir te ku ne miroir xam na ne am na fonction yu bëri léegi comme ñun tamit dañuy faral di bricoler rek ñu bricoler jëm ci luy defar kër jëm ci luy décorer kër mu gën a rafet donc tey dinaa wan sama mbokki téléspectateurs yi astuce boo xam ne dinañ ko mën a def ba nga xam ne seen kër dina gën a yaaññi. très très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye nag saa su ne bu ma feggoo ak ki nga xamante ne bi moom mooy Malcolm wax dëgg yàlla xol bi day sedd lool parce que nag Malcolm ku ne xam na ne mooy sama Valentin waaye nag may nuyu sa Valentine nag boo xamante ne moom tamit vrai la muy maam mi ngi fële ca Mbour RTS 2 ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu ngi lay dalal jàmm tey nag nga ñëw ak ñun ci wàllu cinéma ak nag la nga ñu indil Malcolm nekk lu am solo muy mbirum faux raccords. dëgg la maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan ñi nga xam ne yàkkamtu wuñ lu dul tàmbale ci RTS 2 di nuyu ñi nga xamante ne si yaakaar naa ne duñ borom weer wi waaye ñooy borom weer yëpp dëgg la
muy suñu yaay yeeg suñu bàjjen yeeg suñu xarit yeeg jigéenu àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu kon góor ñi ngeen bàyyi ma ngeen baal ba beneen weer dinaa leen nuyu waaye fu mu toll nii moom weer bi saa yu ma ne salaamaaleykum ci jigéen ñi laa jëm donc tey dañuy waxtaanee ci raccord dañuy waxtaan ci ay faux raccord ak ki demee noonu ci wàllu cinéma parce que dafa am yenn nit ñoo xam dañoo foog ni cinéma bi dafa yomb dinañ leen wax ni lu metti la gannaaw ba ñu xoolee suñu vidéo daal di ñëw ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag mbokk yi saa su ne dañu koy wax vraiment bu nu amul ay invité émission bi du mën a dox waaye nag tey dafa mel ni nag suñu plateau bi daal dafa nuru lool macha allah groupe RTS moom nag mu nekk fële ci RTS nekk taskatu xibaar bu nga xamante ne bi macha allah mbokk yi ràññee nañu ko ca rajo ba muy madame Khady Fall Coulibaly waaye nag tey mu toggee it li nga xamante ne moom mooy présidente FABES Khady ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir et un honneur de te recevoir ci plateau Tam Tam. Plaisir et honneur partagé ginnaaw bi ma la nuyoo ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi maa ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi topp rek RTS 2 di ko safoo li ñu fi indi nag mooy luy ay di jàmbat juróom-ñetti fan ci weeru mars 8 mars di bés bi ñu jagleel jigéen ñi plateau bi dina ma neex parce que affaire seetu lay wax bi ci baa moom te jigéen moom fu mu toll dafa war a yore seetoom day dalal xel saa yoo xoolee sa kanam daa gis loo ci war a changer ak yelleefu doomu aadama ci wàllu li nga xam ne moo di ndono day intéressé jigéen ndax xam nga jigéen ci l'islam ak sax neneen am na loo xam ne nii ci dono am na ko ci waaye tolloowul ak góor te dañu ne journée internationale de la femme di journée des droits des femmes absolument kon plateau bi dafa farankulaay ba très bien en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant ngeen gis nag ne que vraiment macha allah képp ku nga xamante ne bi yaa ngi liggéey RTS ci domaine boo mën a doon yaakaar naa ne da nga ciy exceller te moom itamit auditeurs yi mën nañ ko suivre ci rajo Sénégal International mu fay def nag ay liggéey yu am solo ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci sa teewaay mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci àq ak yelleefu doomu aadama maa ngi koy wax sànq suñu xarit Maman Dieye day ñëw ak ñun tey nag ci mbirum ndono mbokk yi mu nekk problème bu doy waar tas na famille yi tax na mag ak rakk dootu nu wax tax na ay doomu baay ñii jaar fii ñii jaar na le en tout cas daal du ñu def rek lu dul dem xool benn témoignage dellu si waat nag mbokk yi mën a yaatal waxtaan dama nekkoon nag samay mag ak samay rakk ci kër goo xam ne nag suñu waajur moo génn àdduna bàyyee ñu ko kër gi nag ñu nekk fi awma fi jàmm awma fi salaam xeexoo guddi ak bëccëg fu ne dugg nañ fa ku ne wax nañ ku ne seeti nañ waaye solution amu ci imaam sax woowoon nañ ko pour ñu def miraas bi ak suñu ndijaay yi ñu ñëw def miraas bi ku ne ñu jox la sa wàll waaye ba loolu weesoo lañ ma fa cëralee woon dañ ko fuqati ci man sama mag sonal ma torop tongal ma fu ma jublu rek mu ne ma du foofu ku ne it wóolu naa ko walla waaye dara sottiwut ma demoon nag ba sës demoon naa sa ba bëgg a génn kër gi waaye aw ma fu ma jëm te man ak ñoom ñoo bokk ci kër gi ñoo ci bokk ma seetaanoon émission bi nag gis ndigle yi ñu ciy joxe ak wallu giñ ciy wallu doomu aadama yi doxal naa ñëw jooytu sama problème bi ndax dañ ma ne su ma mbir mi kat bañ jógee ci mbiru imam ba dañu waroon dem ca yoon te ñun demuñu woon yoon ba ñu séddalee ca lañ ca yem waaye imam ba ko defoon sax nee na loolu la koy lislaam wax def na ko pare na ci ma sonn loolu nag sonn sama njaboot sonn moo taxoon ma ñëwoon di ñaan woon na ma ko waxee woon ci njëlbeen yi rek mu nekk benn témoignage bu nga xamante ne bi mbokk yi dañ koy faral di gis vraiment ci société sénégalaise bi mais nag yoon dafa am lu mu ci wax moo tax mama indi ko ci àq ak yelleefu doomu aadama di fàttali képp ku nga xamante ne bi am nga problème mu justice ñun kat xamuñu lu bëri ci yoon waaye nag boo ñëwee fii dinañu la jël bu ko defee woo ay spécialiste ñu gindi la parce que defe naa ne mbir mi affaire gindante la rek mama mu nekk nag situation bu nga xamante ne bi daal faaw RTS 2 jéem cee jàpp jéem ko gindi mu xam exactement lan la war a def parce que situation bu metti nag tamit situation bu metti la ñu bëri di ko dund parce que ñun dañuy wéy ci li nga xamante ni moom la ñu askan bi di demander tout le temps ñu koy waxtaanee ci plateau Tam Tam li nga xamante ni moo di dono nag dafa bëri sax ay façon parce que waajur mën na donn doom aussi mën na donn ay waajuram bëri na mais bu ñu jëlee cas bi nga xam ne moom la ñu indi muy ndaw si nga xamante ni la nii xëy na ay waajuram dañu génn àddina bàyyi leen ak kër moom
moom ak ay frère am mu amoon pàcc bu mu ci moom ñu dem ba ci biir ñu indil ko fa ay bunduxataal ko bugg ko génne kër gi mu bëgg a xam lan la ko ci yoon may parce que déjà bu fekkee ne que ne dañu yemoon ci koñ bi yem ci imam bi mu séddale su demee ba nga xam ne am na problème il faut que ñu dem tribunal pour que tribunal moom mooy mën a séddale ci lu kenn mënul teggi que ne lii laa moom lii la keneen moom su fekkee ne nag dañu bàyyi li nga xamante ne moom mooy kër am koo xamante ni leen nii ci ñoom mën na jënd kër ga bu ñu xaymaa ndax il faut que ñu xayma kër gi ñaata lay dikkee suñ ko xamee ba pare ñi nga xam ne mën nañu teggi ñeneen ñi ci des maanaam am nañu lu ñu ko jëndee ñoom dañuy teggi ñi ci des jël kër gi def ko moomeel te su boobaa yoon dina ci d'accord ndax moom mën na ko jënd comme keneen tamit ku bokkul ci famille bi mën na ko jënd après ñoom ñu séddoo xaalis bi ñu jëndee kër gi su fekkee ne que ne loolu am na ba nga xamante ni ni am na ku jënd kër gi ñi ci des dañuy respecter délai bi mu leen may pour que ñu génn abal ko kër gi parce que moom mooy boroom bu fekkee ne nag daf ko neex moom mu bàyyi leen fa ñu toog loolu entre famille la mais yoon ci li mu wax ci loolu la ñu mën a wax su xaymaa nag ba jënd kër gi ci li nga xamante ne loolu la yoon teg ci kaw bu ñu ko d'accordee noonu lay demee mais su fekkee ne ñoom d'accorduñu ko am na ay jiixi jaaxa yu am ci jënd mbeeg jaay meeg wala d'accorduñ ci loolu bu ñu demee tribunal ñu jéem a def procès verbal pour que kër gi ñu xool naka lañ koy joxee ku nekk sa pàcc bu loolu mënul am il faut que ñu demaat tribunal pour def beneen jugement boo xamante ni leen nii moom mooy tax définitivement ku nekk xam lan moo ci sa wàll. Très bien alors Khady Fall nga gis nag sànq maa ngi koy wax vraiment problème mu ndono nekk daal ay mbir yu nga xamante ne bi doy na waar si suñu dëkk waaye ci biir loolu dañu gis ne que ñoom dañu yem ci imam bi mais ñuy baamtuwaat ne que li gën a wóor mooy bu imam bi defee parce que au tribunal aussi je veux dire am na jugement yi nga xamante ne bi ci wàllu l'islam lañ koy def donc loolu mën na nekk ci wàllu l'islam mais boo demee tribunal mooy gën a wóor ku nekk xam la nga moom te loolu dootul deñ li nga wax dëgg la mais balaa ñuy dem sax tribunal xam nga loo gis xaj na ci biir mbokk bu fekkoon ne xam nañu teg nañu ni nga xam ne loolooy dono ak nañ lañ koy defee l'islam wax na ci christianisme wax na ci bu dee l'islam la dañu ne jigéen benn góor ñaar loolu rek buñ ko dogalee jigéen am na wàll bu fekkee ne da nga dem ba loolu doyu la ba nga dem ci tribunal bi aussi dañu naan 50-50 ku ne am sa genn wàll ñi bokk kon dañu war a dawal yërmande ba pare loolu gis nga waxu dono gi day indi li nga xam ne mooy àq ak yelleefu aadama àq ak yelleefu aadama yi jigéen yi nga xam ne tey ji moo indi lii di 8 mars bi nga xam ne jigéen ñi depuis 1909 ñi ngi xeex di fexe di jot seeni àq am nañu nag ay jéego ci wàll wi parce que 1909 du tey 2018 am na jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko mais ba tey des na très bien alors ba tey des na loolu moo tax la lutte continue parce que boobu ba léegi jigéen ñi ñi ngi wëyal di xeex li nga xam ne mooy seen ay droit alors Malcolm ñu gis nag ne que vraiment c'est des problèmes récurrents ni ko tubaab di waxee c'est-à-dire que fu ne ñu ngi fii gis façon problème ni ndono mi ngi indi ay problème waaye daal man la may wax te xam naa ne incha allah dinañ ci dellu si ak benn juriste mooy nañuy dem tribunal dem fa du yàq mbokk c'est-à-dire ku nekk la nga am buñ ko xasee ba xaatim problème dootu la parce que kii en fait def nañ ndono mais ñi ngi koy jëlee problème effectivement gis nga boo seetee y a un problème boo xamante ne si dafa dankaafu ci famille yi ñoom ñoo la gën a xam li l'islam wax ñoo la gën a xam li yoon wax dëgg la mais c'est histoire famille la problème bi dafa yàgg xëy na ci ñoom c'est beaucoup plus profond effectivement donc loolu pour nga dindi ko liñ naan li tilim ci famille bi lañ koy fóote ba mu set ci loolu nag dafa am loo xamante ne si doomu aadama bu ko amatul nekkatul nit moo nekk diine ak aada aada ak cosaan kenn du ko boole parce que man ak yow mën nañ doon ay tukulóor wala ay séeréer ñoo bokk aada waaye bokkuñ fu ñu cosaanoo mën nga nekk fuuta bu nekk tukulóor bu dëkk fële man ma dëkk fële mais aada moo leen di boole ak diine loolu la yàlla xam moo tax mu def ko ci doomu aadama mais am na ñoo xam tamit xëy na seen xol aada ak yooyu dafa dee loolu nag c'est un autre problème loolu yàlla ci kese moo koy mën a saafal boppam mais en tout cas mbiru dono yaakaar naa ne lu ñu war a teg ci yoon la parce que yàlla daf ko fonk ba indil ci ay suuraat yoo xamante ne si nit nañ ko war a respecter donc ce qu'il faut faire du rek jigéen la parce que sànq gis nañ jigéen muy wax ko doo ko jox cër dafa am cër ci religion yëpp sànq Khady Fall mi ngi koy wax yàlla dafa cëral jigéen bu fekkoon ni man la man maay cëralaate mais ñaar laay jox jigéen
jox góor benn. bravo Malcolm yow moom ci de notre côté jigéen yi nga faral. non mais non parce que góor mën na ñafe ji wut. waaye jigéen moom la ñuy fas soxna yóbbu feneen. moom xëy na dooleem demewul noonu te pourtant mu ngi risqué lu benn. kon yaakaar naa ni moom la ñu war a gën a jox faveur. mais lii boo ko stané c'est un problème boo xam ne dafa délicat. absolument donc du problème mu fii rek mais lu ñu war a lijjanti leneen. absolument alors un mot par rapport ak ndono bi yow tamit bi ci balaata nag ñuy delloo kàddu gi Maman Dieye. loolu daal xam naa ne moo tax famille yëpp. mais fu xaalis dugg ak alalu àdduna daal. ku ci amul ngor rek famille mbokk boobu dina tas. dëgg la mais man dama am benn question bu may laaj xaw ma na ndax dinañ ma ci mën a tontu. damay dégg souvent ñu ne maanaam comme tey jii nii disons benn waay. bu génn àdduna. mais fekk moom laataa muy génn àdduna doomam génn na àdduna. ba kenn ci doomam génn na àdduna. léegi ko doomam boobu noonu génn àdduna ci l'islam nee nañu du doon defe naa. loolu la ñu wax. waaw mais bu dee ci wàllum chrétien yi par exemple. day donn wala ndax du donn bu dee par exemple ki génn àdduna. ki moom alal bi génn àdduna. chrétien la. mais doomam bi ko njëkk a gaañu jullit la. ma bëgg xam ndax bu dee loolu. ndax waa ji dafa war a doon wala ndax du doon. en tout cas loolu xam naa ne maman très certainement suñu xam-xam du ci bëri. waaye danañu ko comme ni ma waxee. dana ko gis gëstu nga jégal ma sax li tax sax ma laajte loolu dama gis. benn ay cas. ñaari cas sax yu xaw a mel noonu. très bien mu xaw ma jaaxal lool. d'accord te xam amaan na sax indi nañ ci solution sax mais dama xamul ndax noonu la wala ndax ci yoon tegu wala ndax dañ ko arrangé mais dinañ la tontu inchallah n'est-ce pas maman inchallah xam nga fii moom lu fi lënt rek inchallah dinañ ko leeral donc xam naa man dinaa dem ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi ñu daal may leeral loolu ma ñëw indil la ay leeral absolument inchallah leer na pour am ñu dimbali en même temps waaw gis nga noonu la je pense que mën ngeen indi islamologue mu wax ci xam-xamam ak juriste it moo xam wax ci xam-xamam parce que am na ñoo xam ne doonoo ci wàllu l'islam lañ koy doxale am na ñoo xam ne dañuy dem ci yoon ñaar yëpp valable na bu ñu tegee daal je pense que bu ngeen indee ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll wi gindeeku dina am waaw c'est-à-dire que nag comme Sénégal la ñu nekk dinañ def imam yi dinañ def prêtre yi indi nag juriste bi nag oui maman noonu lay demee sax leeral yi am na solo mais suñu delluwaatee daal ci li nga xamante ni la nii moom moo di élément bi moom ndaw si li ñu ko mën a xelal mooy mu dem tribunal déjà parce que bu ñu njoxtu ne rek ne boo demee tribunal rek da nga fay yóbbu sa ay mbokk gi tas na parce que loo xamante ni la nii xëy na waa koñ bi wala imam yi ñooñu mënuñu ko lijjanti ci seen pexe fi mu yem ndax xëy na déggoo ba ca war amul il faut ngeen dem yoon mu tranché ku nekk li mu moom mu jël ko ndax bu ngeen demee ba egg fenn loolu rek moom moo ci pexe donc il faut ndaw si dem ci yoon bu demee yoon ci yoon dina ko jox li mu moom te incha allah bu fekkee ne ñoom dañ ko mën a teggi loolu mu moom ci kër gi ndax moom dooleem bariwul ñu teggi ko bu ci d'accord mu jël liñ ko teggi mu dem bu fekkee nekk ni tamit am na solution wu toog parce que ñoom looloo leen gënal ndax bu ñu mënul dëkk rek séparé wu moom mooy tane donc waaw moom mooy tane moom daal moom mooy xool li nga xam ne moo ko ciy may jàmm mais dans un premier temps il faut que mu dem ci yoon parce que yoon rek moom moo mën a séparer essence bi nii seen kii tout à fait en tout cas maman ñu ngi kontaan di la gërëm bu baax a baax ci na nga ñun ne tey comme na nga ko waxee ci sa njëlbeen wax dinañu def tout pour am benn juriste bu nga xamante ne bi danañu leeral waaye ci biir loolu tamit ñu dem xool tamit imam yi dem xool prêtre yi ñu wax ñu toog nag ak juriste daal di xool mën a xool daal naka la ñuy jéem a saafara loolu parce que comme ni ñu koy waxee ci waxtaan la lépp xaj kon nag ci biir famille yi nañuy góorgóorlu ba nga xamante ne bi ñu bañ koo ñaawal parce que quel que soit ndono bi yaakaar naa ne dañ ko fi bàyyi quel que soit ndono bi yaakaar naa ne benn ndono daal laa gëm nekk mooy ndono bi wóor mooy yar ñu yar la ci lépp nag la ci l'islam yar la ci àddina looloy continuer la ca des mën na dégg ba si yàgg mu ne mu dem yow nga deseeg ñaawaay da ngay dégg sax ñu naan xaalisu ndono amul barke waaw lu ci ëpp ci loo koy investir doo ci gis muccantal boobu lii mi ngi noonu doon jarul ñaawoo mbokk moo ëpp loolu solo mbokk moo ëpp lépp solo te nag xam nga mbokk ci religion yëpp dañ ko wax mu nekk lu am solo kon nag yal na nu yàlla jubale ak ñi nga xamante ne moom la ñu bokkal parce que nag mbokk yemul rek ci bokk deret mbokk dafa nekk ci lépp ñun ñëpp ay mbokk lañ parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ mbokk yi ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax Maman Dieye ci la mu ñu ndil tey mi mbirum ndono ñun fas yéene ci dellu si waat incha allah ak daal ay spécialiste ñu xuus nag ci émission tam-tam ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy décoration ànd ci ak suñu xarit Bichiba sànq ñoo ngi koy wax dafa ñëw ak ñun ci li nga xamante ne mooy ay seetu pour décorer ñu dem xool lan la ñu ci indil tey mën a yaatal waxtaan bi ci suñu plateau.
waaw muy nag ay mbir yu doy waar yu nga xamante ne bii suñu xarit Bichiba macha allah moo nga koy liggéey mbokk yi dama koy wax Bichiba parce que ñi fi jaar aussi wax naa leen ko nee naa leen exemple yi ngeen di def man su ma ci amul ci boo ñëwee ci plateau bi patt laay def. kon mu ñaaw lool. kon mu ñaaw lool xoromu plateau bi. gis nga ak yow tamit. ba mooy xoromu plateau bi bu noppee du baax. waaw Bichiba li nga ñu indil tey. c'est vrai que faaw nga mën ko waaye ça a été bien pensé en fait. c'est qu'en fait xam nga rek man damay faral di man en fait man dama ñeme di jënd même lu yàqu. il m'arrive ma dem ci drogue di recycler dem ci parc yeeg dem ci kii yeeg xool chute de bois yeeg chaise yu yàqu yeeg yooyu donc seetu bi tamit noonu laa ko amee. d'accord dama si amoon yu bëri mu des benn xaw ma nag lu ma koy def parce que seetu bi rek doo ko jël taf ko si mur bi noonu dafay vide. ndax dafa ndaw. donc comme yoroon naa chute de bois boobu noonu. donc ma jëloon ko boole ko ak bande de strass bi ma yor. boo leen gisee si affaire bi voilà mu ngi nii comme ni ñu ko defaree. d'accord jël peinture déjà bois bi pour seetu bi mën a génn après parce que boo ko bàyyee couleur bois bi noonu seetu bi mën na bañ a gën a génn ak strass bi ci kaw. ok donc boo defee noir la base. après nga def strass bu argenté bi ci kaw. taf seetu bi ma ko defee nag ba pare j'ai vu qu'il manquait quelque chose. d'accord bu ko doon génnee. ok et c'est là que j'ai mis peinture bu doré bi ci rebord yi. d'accord et j'ai beaucoup hésité parce que ñu bëri dañuy ne argenté ak kii àndul argenté ak doré àndul. ça dépend. waaw ça dépend. mais quand je l'ai mis ma def benn touche gis mu rafet c'est ma continuer. très bien léegi nag lii fan lañ ko mën a ci mur fixer. mun na nekk ci mur. waaw léegi nag li ci gën a rafet mur ban c'est-à-dire salon. mur d'entrée mun na nekk ci mur d'entrée comme ce couloir nii. d'accord bu gan di soog a dugg parce que déjà dafay frapper. ok te comme est-ce que dafay épouser longueur ou largeur du mur bi comment ça peut se poser. alors mun nga ko bu fekkee par exemple comme ci longueur bi nga koy teg. mun nga def juste deux yu pas yu tegloo mais yu toppalante. d'accord waaw bu dee par exemple mais ça dépend aussi ci mur bi nu mu toll. ok bu dee nag mun nga ci def bu dee nag da nga ci bëgg a def yu bëri mun nga ko def benn genre cascade mais bu boobaa di nga am ay 4 jëm kaw ba 10 mun nga ko def. mu def benn cascade ci mur bi. c'est aussi une idée et ce sera très joli. alors Khady gis nga vraiment suñu décoratrice bi parce que nag moom lu ne lay décorer ci biir kër léeg-léeg sax dañu koy woo laata plan yi ñuy commencer plan yi pour que mu mun am moom tamit contribution parce que léegi décoration am na solo lool ci habitation ou voilà. dëgg la yaa xam dama koy féliciter d'abord. elle a l'œil artistique. te jigéen loolu dafa baax ci moom. te it ni nga xam ne noonu lay dajalee ay matériaux wam mooy rien ne se perd tout se récupère. absolument maanaam lu ne rek mën nga ci génne. loo xam ne nii mën na jëriñ askan wi te moom nga wane. deuxième bit aussi mooy góor baax na jigéen baax na. dëgg la. te am na liggéey yoo xam ne jigéen mën na ko ba suturlu ci. ndax fi ñu toll dañu toll ci jamono joo xam ne doo toog rek croiser say bras. foog nga liggéey. jàppale sa biir kër déjà jàppale sa yaay sa papa. balaa ngay sax jàppale sa borom kër ci foofu la ñu toll. moo tax jigéen war na saa su ne saa yu xëyee dóor waar. alors Jean koy xool depuis sànq mais moom mooy présidente FABES naam. taskatu xibaar la présidente FABES te loolu danañ ci ñëw dans quelques instants alors Bichiba ñu terminer nag parce que vraiment indil nga ñu lu nga xamante ne bi yaakaar naa ne ñi mel ni man seen loxo yi baaxul sax war nañ koo mën parce que dafa mel na jafewul waaye nag bëgg naa chaque fois nag booy yoree ay colle ak di def ay peinture del sol masque. waaw d'accord. non daf si am solo torop la preuve jour bi yoroon naa masque sax mais bi may peinture juste base bi laa ko defoon. parce que li si des yëpp après nociful deful dara parce que colle bi par exemple colle chaude la. d'accord du génne benn odeur. ok et li ma def aussi ci colle force bi aussi lu tuuti la. mais nag man li may wax mooy. je conseille toujours aux gens nañuy sol masque nañuy teg masque nañuy sol gant. tout à fait bu ñu amee yenn produits yoo xam ne moom la ñu war a utiliser nañuy armé wu daal teg ba nga xam ne de telle sorte que du leen indil benn gàllankoor. très bien alors maman. gis nga li ma ci bëgg a sànni parce que dégg naa sàngi naa dafa aay. macha allah xamoo leen ko macha allah parce que Bichiba mi mës naa dem aéroport am benn waa joo xam dafa bëggoon dem Chine ndeysaan mais waa ji physiquement il n'était pas décoré waaw ndeysaan mais gannaaw yàlla ak jëmm ji moo ko décoré ba waa ji ndeysaan dañ ko mujj bàyyi mu dem ndeysaan affaire bu sama yaram dafa daw jour bu damaa jooy be Bichiba kenn du moom t'es pas sérieux non kii lu ne dina ko décoré tali bi di ngeen génn mu peinture ko doore yëpp Sénégal nag am tali doore nag léegi nag ñu jël paye
alors maman xam naa ne man ak yow a yem genre yi sa loxo du ko mun mais daal je pense que Bichri Ba mi ngi ñuy dimbale parce que nag la ma gën a neex ci li muy def mooy day récupérer te xam nga récupération du tax a cher noonu bu ko defee ñu mun ak foo mën a ne mun defar fa nga ne ba mu yànd muy kër di bureau ak fu mu mën a ne xam nga li ci ëpp solo sax ci li nga wax mooy que ne du cher. xam nga dëkk bi dafa xaw a métti dafa xaw a sant Thiam. dégg waaw c'est vrai que nag sama kàll la ndeysaan sant Thiam loolu moo tax na liggéey bi moom am na solo loolu macha allah. dama sama genre gi dañu bëgg décoration dañuy bëgg tout le temps xam nga affaire yi dinage. ba pare que il faut que chaque jour ngay yeesalaat pour que muy gën a nice nit ki bu ñu ñëwee dañuy am comme l'impression que ne kër gi dafa changé. fekk décoration bi rek ngay changé su ko defee loolu day baax ay femme la bu ñu yemale femme yi ci néegi rek nañ ko génne ci kër gi tamit waaw c'est vrai que nag jigéen femme la ci femme ci wàll bu ne loolu moo tax nag ñuy ñëw directement ci suñu xarit Khady Fall Coulibaly di présidente FABES nga fàttali ñu FABES moom mooy lan waaye dugg nag ci vraiment activités yi nga xamante ne bi yéen a ngi koy dëgmal ci le 8 mars di fête bi nga xamante ne bi jagle neen ko jigéen ñi dama koy faral di wax danoo am xel dong waaye defe naa ne 365 jours yëpp ñoo ko moom de ñu na te muy dëgg yaa xam comme li nga ko waxee rek FABES lay njëkkee moom mooy association féminine pour le bien-être social de la RTS. Très bien. boot nag jigéen ñëpp kon yéen a ngi ci biir bu baax dañuy faral saa yu ñu yeggee ci 8 mars di bés bi nga xam ne ci àdduna moom la ñu dakleel jigéen ñi ñi am nu ñuy taxawee taxawaay bi mooy bu subaa c'est sûr que da ngay animer émission inchallah kii mi ngi ci plateau kii mi ngi ci plateau xëy na man maa ngi ci rajo bi dëgg la ak yeneen du ñu mën comme ni ko yeneen suñu moroomi jigéen yi di defee di xumbutee di def yeneen mais li ñu mën mooy bu ñu xëyee def li ñuy wax œuvre utile acte noble muy don de sang maye deret ndax yaa xam jigéen ñi ñoo gën a soxla deret parce que ñooy mucc te léeg-léeg nga gis koy mucc manqué deret banque de sang bu CNTS di centre national de transfusion sanguine day faral di manqué deret dëgg la ñun dañu bëgg saa yu ñu yeggee ci 8 mars ñi def loo xam ne day jëriñ askan wi ba tax na don de sang boobu la ñuy woote ban heure lay am ca RTS 8 heures lay commencé ci RTS Triangle Sud ñi ci woo ñëpp nag surtout nag loolu moo am important du ñi nekk RTS mu yamul ci képp ku nga xam ne RTS bëgg nga mën nga dem exactement képp koo xam ne nii mën nga maye deret te xalaat nga ne boo mayee benn deret jàppal ne sauvé nga benn nit sauvé nga sax askan waaw ñu fàttali ne centenaire la mooy RTS bi nekk centenaire nekk ci wetu grande mosquée foofu la bu 8 heures dinañu ubbi bunte yi laaju ñu kenn carte d'identité booy ñëw nag na nga ñëw à jeun maanaam bu lekk dara ndax xëy na boo lekkee lu am suukar mën na yéegal sa suukar nga lekk lu am xorom mu yéegal sa xorom te dañuy soxla deret bu set wecc moo tax bu ñu xasee ba ñëw bu ñu leen jëlalee deret nag ba pare dinañ leen jox xéewal comme ni ñu koy defee saa su ne sandwich lay doon ak boisson damay taxaw foofu sax di ci profito di remercier ñi nga xam ne nii ñoo ñu jàppale muy suñu directeur général ak ay collaborateurs am parce que léegi ni yaa ngi gis maa ngi sëgg sama téléphone di envoyer ay message ñoo wax ne naa woo ki nga xam ne moo di daaf woo na ma léegi ci bureau lépp loo xam ne nii journée bi moom la laaj directeur général nee na nañ ko prendre en charge ah très très bien merci mi ngi noonu mais duñu yem foofu bu ñu jógee ci don de sang bi ñun jigéen ñi 8 mars bésu toog seetlu la xool fi ñu jógee nee naa la xeex bi yàgg na du tey 1909 la dooroon ca États-Unis ak Europe ku jigéen ku ñuy wax Clara Zetkin moo ko commencé woon ñuy fii ci Sénégal am nañu jigéen ñoo xam ne yeggale ñi wala sax ñoo jiitu ci combat bi ndax boo amee ku mel ni Aline Sitoé Diatta am ku mel ni Fawade Wele ak yeneen i jigéen ay Mame Diarra Bousso ak ren Jëmbat Mbodj ak ñeneen ba ñun sax nii ndax ku ci nekk mi ngi dóor sa waar ci fi nga toll yaa ngi dóor sa waar Mama Dieye mi ngi dóor waar Bichiba mi ngi dóor waaram yow itamit suñuy góor it ñu ngi door seen waar duñ leen ci faat duñ leen ci bàyyi duñ leen bàyyi ñu féete ginnaaw ndax dañu ne peccum liir bu neexee yaay jaatee ca mbagga ya te góor ñi ñoo ñuy jàppale ndax bu ñu jigéen ñi soobee te góor ñi dëbbalewuñu xëy na duñu dem fu dafay xaw a doy waar mi ngi noonu waaw ci biir loolu nag ñu wéyal programme bi parce que ci biir RTS muy rajo di télévision di RTS 1 RTS 2 RTS 3 RTS 4 yëpp région yëpp station dinañu régionale góorgóorlu pour vraiment offrir
auditeurs yi ak téléspectateurs yi vraiment ay programme yu nga xamante ne dañ koy jagleel ay Mi ngi jigéen noonu. kon nag dinañ fësal ay jigéen yu bëri ci chaîne yëpp saa yu ñu fësalee nag dañuy fàtte suñu bopp dëgg la parce que jigéen lañu aussi Dëgg la. dafa amaan na ne dañu waroon xëy na bu la 8 mars ñi ne jigéeni RTS yëpp tey jéggal nañ leen waaye du mën a ne ndax Non, liggéey du bee mën a koy ne, laaj du mën a ne. te li jiitu mooy liggéey Dëgg la. jigéen ñi wane nañu seen mën ak seen fonk liggéey ak seen jàmbarte kon bu subaa ñun ñëpp ñu ngi sur le terrain dëgg la ba tax na dañuy def bu ñu 8 mars bi passé man dama naan at mi yëpp jigéen ñee ko moom waaye weeru mars nag spécialement jigéen ñee ko moom absolument léegi bu 8 mars bi passé ñu def don de sang œuvre utile dañuy daadee nag fas yéene daje bu la 17 jotee ci weeru mars ba tey it jàppale suñu direction générale ak ay collaborateurs am ñi daje ci benn hôtel de la place donc waxtaan ci suñu thème bi ñuy choisir ren nag mooy femmes des médias et les images qu'elles véhiculent important waaw Oui. xam nga ñi ngi utiliser image yu jigéen c'est bien dinañ ko utiliser ci fu baax dinañ ko utiliser ci loo xam ne xëy na da ngay defe ne baax na mais fekk na boobu safaan bala absolument te pourtant jigéen lu am solo la ci àdduna jigéen mooy yaay Malcolm wax na ko sànq mooy bàjjen Wallaay mooy ndeysaan. tante mooy jigéen Wallaay. mooy jigéen ñi mooy soxna rek mooy soxna mooy àdduna jërëjëf jërëjëf Mama Dieye mooy àdduna kon am na foo xam ne nii suñu taxawaay ci média yi dafa war a am lu jëriñ thème bi daf ma neex dëgg la parce que droit àq ak yelleef ñëpp lay jëriñ tey jii bu ñu dégloo émission bi dañu am luñ ci jëlee man damay bëgg émission boo ko dégloo walla nga seetaan ko boo delloo boo nekkoon ci fànn bi tey yaa nga ca fànn bale parce que am nga na lool ci jàng ci loolu la ñuy dox waaye nag du émission yëpp mooy jàngale jigéen fi muy ci li muy ne parce que mooy yar dañu war émission yu am solo yoo xam ne day yar di wan la nga xam ne nii macha allah fa la jigéen ñi war a taxaw mooy seen taxawaay ci kër ndax bul fàtte ne même bu ñu jógee ci liggéey bi yaa xam waaw boo demee sa kër ga da ngay liggéey dëgg loolu dama koy wax ma ne liggéey bu njëkk bi de toutes les façons c'est à la maison et que ñun amuñu benn liggéey ñun on a plusieurs jigéen yëpp xoolal dañu capable c'est le mot parce que ñun yow da ngay xëy lijjanti sa kër lijjanti say doom ñi dem école lijjanti la nga xam ne moom la ñu war a togg sa kër gi soog a ñëw ci sa bureau booboo jiitu soog a dellu siwaat nag sa bureau am beneen liggéey boo wàccee doo dem aj say tànk de di nga toppaat beneen processus boo xam ne mooy tax sa kër neex ndax da nga war a lijjanti sa kër lijjanti ci sa bureau te dara waru cee moo tax nag ñu war a am ay droit ba mu mët mais nag droit yi des na waaw droit yi des na de yaa xam bu baax parce que tey jii boo amee diplôme Malcolm am diplôme yéen a bokk même diplôme bi yéen a génn noo même école bi tey buy fayeeku téeméer yow sa téeméer dina manqué fukk wala fukk ak juróom ba ci ñaar fukk absolument parce que dañu ne autorité parentale góor moo ko yore naam sax léegi jigéen mën na jël non mais maa ngi gis Bichri Ba di def nii mais quand même am na ay jéego beneen jéego bi mooy sa borom kër tey bu feebaree mën nga koo faj mais dañu ne ba tey kilifa gi góor la mën nga ko jox nationalité tamit léegi ba tey mais pourtant jigéen ñi léegi dama naan ñoo yor kër yi de góor ñi nag bàyyiwuñu démissionné wuñu léegi nag lan ngay sa dernier message sama dernier message mooy ñu xam lan mooy ñun suñu waruwaay xam lan moo ñu tax a jug xam fan la ñu bëgg a yegg xeex la boo xam du xeex sax parce que am nañu ay acquis mais loo xam ne nii la saa su ne dañ ci war a def bay suñu waar ba tey ñi amaat ci yeneen dox yoo xam ne nii ren dañu tànn thème boo xam dafa am solo ndax dañu ne jigéen ñi nekk ci taax yi ak ñi nekk ci àll bi autonomisation de la femme rurale jigéen mënal boppam mais balaa ngay mënal sa bopp day fekk nga am wër-gu-yaram dëgg la wër-gu-yaram deret ci la bokk tey jii jigéen buy mucc amul deret loolu moo tax nag vraiment looloo tax nag ñuy def œuvre utile boobu voilà di la fàttali aussi le 17 mars bi bu boobaa it tissu yi ñuy niroo léeg lépp
direction générale la ko jël. très très bien. moo tax may remercier encore suñu directeur général. kon dañuy ñëw ñu jox ñu suñu jëm jël ñaw. daal di dem toog suñu hôtel teg la suñuy tànk waxtaan suñu ñu ngi def remercier suñu AG au nom de toutes les femmes de la RTS le directeur général monsieur Racine Talla ak ña nga xamante ne bi ñoom la àndal mbokk yi nag mu nekk façon bu nga xamante ne bi waa FABES ci RTS naka la ñu nar a dundee nag 8 mars bi ñoo ngi koy wax ñu ne don de sang dana am à partir de quelle heure? À partir de 8 heures. Très bien, à partir de 8 heures waaye itam le 17 mars dinañ na am waxtaan bu am solo bu ñuy seq ak thème aussi bu nga xamante ne bi Khady Fall Coulibaly wax na ko sànq muy thème bu am solo tamit vraiment image nga wax. L'image des femmes dans les médias. Très très bien mbokk yi kon ñaari rendez-vous yaa nga noonu mu nekk rendez-vous yu am solo ñu gërëm bu baax a baax suñu xarit Khady Fall Coulibaly di taskatu xibaar fële ca Radio Sénégal International waaye tamit di présidente FABES ñoo ngi lay gërëm di la sant et puis bonne continuation et beaucoup de courage. mbokk yi ñu wëyal suñu émission tam-tam ñëw ak yéen nag ci cinéma ànd ci ak suñu xarit Malcolm lan la ñuy indil mbokk yi tey defe nañu vraiment ñu dem xool ay mbirum raccord ay faux raccord ak yeneen cay am ci biir cinéma bi mbokk yi ñu dem xool lan la ñu indil dellu nag mën a yaatal waxtaan. Le script par exemple, à quoi ça sert? Le script, le scénario. Non, le métier de script enfin. Ça sert à éviter par exemple que sur un plan, notre ami Jack lève le pied droit et que le plan suivant, il pose le pied gauche. J'ai essayé, c'est pas possible, je me suis pété la gueule. Ça implique de sauter d'une manière que ça, un petit animal. Michel, bon, on a compris. Autre exemple. Anna Maria. Attendez, c'est un peu plus loin. Oh, 2 fois la même claque, une grosse erreur, Michel. Non, il se prend juste 2 bonnes claques dans la gueule. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'un plan sur l'autre, elle pointe Jack Sparrow avec une main différente. Et à en voir les réactions, plus personne ne comprend ce qu'elle veut montrer. Celui-là? Une autre dans le même genre. Je vais à la fin du film. Si aujourd'hui, au lieu d'une seule, le bourreau reçoit 2 paires de bottes grâce à moi, qu'il en soit ainsi. Regardez cette épée qui passe de la gauche. Vous oubliez votre place, Turner. À la droite. Bon, Michel, si vous avez que ça à nous mettre sous la dent, vous pouvez partir, hein, sincèrement. Calmez-vous, cher ami. J'ai d'autres choses dans ma besace. Revenons au début du film. Orlando Bloom, première apparition. Au revoir, monsieur Turner. Il a un petit duvet d'adolescent. Plus tard, le même jour. Ah, effectivement, là, il est pas du tout raccord. Mais non, c'est Johnny Depp, abruti. Regardez, la moustache et le bouc ont poussé. Fin de la puberté, fini. Mais enfin, Michel, il y a des gens comme ça, hein, ça s'appelle l'hyperpilosité, je crois. Vous avez raison, Michel. Et vous savez comment on fait des étincelles? Avec une batterie et un câble. Regardez cette scène de bagarre, au ralenti, on voit clairement qu'un câble relié au pommeau de l'arme se cache sous la manche d'Orlando Bloom. Jusqu'à une batterie cachée sous ses vêtements. Qu'on voit d'ailleurs ici. Pause. Attendez, je viens de voir quelque chose. C'est qui ce mec? C'est pas Orlando Bloom, c'est une doublure. Enfin, malgré ça, le cœur des spectatrices fait Bloom, Michel. J'ai pas compris, ouais. Je peux en faire encore une? Oui, bon, bah on est là pour ça. Ouais. Alors regardez donc le tatouage d'Orlando Bloom représentant un œuf elfique. La maquilleuse aurait peut-être pu cacher ça. Ça, je crois qu'on a compris. Y a-t-il autre chose? Ah oui, il y a autre chose. La maquilleuse a aussi oublié de s'occuper des dents du capitaine Barbossa. Regardez, normalement, il a les chicots pourris. C'est d'accord. Et là, il est pas gâté, hein. Dans gâté, c'est... Vous savez, Michel, ouais, ça m'embête vraiment de terminer l'émission sur un aussi mauvais jeu de mots. Eh, ça vous dit un technicien dans le champ? Ouais, bon, bah au point où on en est, c'est mieux que rien. Je sais. Ah ouais, quand même. Un cow-boy dans un film de pirate. Ça craint quand même, non? muy film bu nga xamante ne bi sénégalais yu bëri seetaan nañ ko les pirates des Caraïbes. Alors mais vraiment Malcolm dama kontaan tey li may wax ci seen polyvalence mi ngi nii c'est-à-dire macha allah fu ne mën a ngeen fa. tey nga ñëw ak ñun ci cinéma muy ay raccords yu nga xamante ne bi donc les gens ne font pas spécialement attention. mais les spécialistes dañ koy def attention parce que film yu nga xamante ne bi am na genre quoi kii Oscar yi duñ ci mën a jot. bien c'est li nga wax kenn mënu ko teggi te d'abord damay remercier grand Massaer parce que sànq damaa def benn bêtise bu mag. caméraman waaw gis nga c'est-à-dire gis nga moo nekk c'est des détails yoo xamante ne si mu ngi ci film mu ngi ci 7e art ñun duñ ko bàyyi xel. alors nañu jàpp ñaari points yoo am importance. mooy bu fekkee que ni théâtre la. ak cinéma day am lu leen wutale. parce que cinéma moo lay permettre nga jël par exemple xar nga ne ko nga def ko muy naaw. loolu d'accord nañ mais norme muy def ne bul def ay faux raccords. d'accord faux raccords yi moom mooy tax
nga gis des fois par exemple yow nga joxe tey benn script boo xam ne am na importance ku nekk téel la ko histoire bi am importance mu triste ba ku ko seetaan yëg ci boppam nga ne la moo tax jëlul prix kee def bu yemamaay mu jël prix parce que kee 7e art bi yëpp la respecté te dañu ko seetaan moo tax boo demee ci place de tournage di nga gis premier assistant di nga gis réalisateur am ko par exemple réalisateur bi d'habitude du wax action bu baax day jékki-jékki ne bon mécanique ou bien action nga jékki-jékki dégg beneen réalisateur bi ne action ki nekk foofu ci biir plateau bi moo tamit yuuxu beneen costumier bi bokkul ñu gérer lumière bi donc c'est des raccords yoo xamante ne si bu ci jug day feeñ donc du coup léegi ñu ne pour que nga am prix yu mag il faut que nga respecter raccords yi waaw léegi ci biir loolu xam nga acteurs yi ay nit rek lañu donc am na très certainement une personne bi nga xamante ne bi liggéeyam moom mooy loolu naam xam naa ko mais te ma laa bàyyi nga wax ko dégg nañ ko léegi moo nekk script ki jëre wàllu script bi mais même bu dul loolu y a un coach coach bi lépp luy liggéeyam mooy yow bu fekkee sa scène la ñuy jouer da lay fixer fàttali la dialogue bi ba pare wax la ban tension bu fekkee tension bi dafay yéeg bu fekkee dafay stoïque wala dafay wàcc ma ñëw parce que li ngay expliquer dafa am solo xal yi film doy na waar de les gens pensent que c'est simple mais alors que benn film mën nañ ko tourner ay benn action rek mën nañ ko tourner 20-50 fois 50 fois en fait nit ki rek ngay gis mais c'est toute une industrie c'est ça une équipe qui est derrière waaye man fi ñu toll nii damay daal di salaat rek sama robe journaliste sànq ba tey yaa ngi wax raccord xëy na yow xam nga luy raccord mais am na ñu xamul luy raccord dama bëgg nga tekkil ñu lan mooy raccord ba mu leer ci bopp ñit ñi ba pare dañu sax di dum ci am na solo raccord mooy li nga xam ne bokk na ci acteur bi ba muy jouer bu joué waat yooyu cee bokk daf ci bokkaat muy table bi ni mu mel ñi ko fi teg du acteurs yi ñoom la ñuy woowe waa déco waa décoration ñi nga xam ne ñoo nekk waa déco dañuy teg fii sa bic bi fii mu nekk stylo bi fii mu ne bu ñuy defaat beneen scène stylo bi fii lay nekk mais ci même niveau bi léegi xam nga man présentation mooy sama liggéey léegi réalisateur waaw mi ngi may wax nee na ma mooy succession normative des plans effectivement li mu wax loolu la loolu boo ko déggee plan yi teg loolu boo ko faram-fàccee mooy plan yi bu ci nekk ni mu toppantalee dafa war a bokk dara waru cee jug moo tax bu fekkee da ngay tourner ñu ne la sa wey nu mu mel am na koo xamante ne ki yor script bi day ñëw yor benn bouquet benn carnet de notes am en même temps benn appareil est-ce que voilà photo bi laa doon bëgg wax c'est important photo yi booy photo d'habitude ñun nii la ñuy def c'est-à-dire da ngay def ni sa loxo doo ko wàccee da nga koy yëkkati pour mu xool ongle yi ak jaaro yi nga takk ndax mu ngi fa boo ko waree tourner waat dans 1 mois mais il faut waroo perte poids waroo yokku poids jaaro bi fa la war a nekk te pourtant ñun série yi dañ naan suñu série bi neex na am na buzz ñun dañuy am buzz mais est-ce que qualité bi mu ngi fi loolu tax des fois duñu am ay prix yu parce que Malcolm am na benn vidéo bu ma seetaanoon koo xam ne dañu jël benn tournevis mais jam ko waa ji mais ku jam ko loxo yi tax na deret mais tournevis bi taxul deret donc mu nekk benn faux raccord boo xam ne boo deful attention doo ko gis loolu nag am na foo xam ne dañ koy c'est-à-dire nan la ko mën a waxee pas daganal mais dañ koy xaw accepter moo nekk les science fiction yu xóoti yooyu noonu mooy nga jékki-jékki gis ay monstre jam nit deret bi orange wala deret bi blanc ça voilà boobu ça n'a rien à voir moo nekk yoo xamante ne si technologie bi la ñu utiliser lu bëri mais 7e art bi nii des fois dañu ci gis yenn film yoo xamante ne si ñun fii Sénégal dañ koy tourner non seulement dañuy respecter angle bi ki gère lumière dina def normal mais ñi nga xam ne dañu yor script bi duñ ko respecter sa karaw warul jug ni mu toll lay toll fii Sénégal da ngay gis ñu tourner benn affaire mu leer la ni même caméra yi par exemple caméraman dinañ ci xam dara objectif yi bokkul waaw et puis heure bi xam nga dafa yaatu lii foog ñu dellu si waat ci heure bi c'est-à-dire que ñu ngi woon 17 heures lumière bi demee woon na nii donc boo koy reprendre même heure normalement ak même luminosité bi ngay am mu nekk lu nga xamante ne bi on va terminer parce qu'on me dit de l'autre côté mais yaatu na dina am yu bëri yuñ ci indi et puis na ñi nga xam ne ñu ngi si daan ñu waaj parce que am na lu bëri loo xamante ne si war nañ ko def ci biir cinéma parce que xam dañoo xam ne Sénégal am na jéego yu mag a mag a mag fu mu toll ku ci nekk bëgg nga nekk acteur du liggéey bu yomb liggéeyu xam-xam la te incha allah dina ci ñëwaat ci beneen plateau incha allah très 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 bien ñu indi woon nag ay mbirum raccord yi nga xamante ne bi mbokk yi jot ngeen ko gis ci lenu Malcolm indi ñu jot cee waxtaan xëy na doyul waaye mbokk yi dinañu ci ñëwaat bu baax a baax parce que dafa nekk lu am solo parce que prix yi nga xamante ne bi film yaa ngi koy am faaw nag yëpp nekk daal en accord wala noonu lañu wax bu la ci neex wax dañ comprendre en tout cas alors je répète bu ne succession normative des plans et c'est important dans un film ñi ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Malcolm mi ñu defaloon tey li nga xamante ne bi moom mooy cinéma ñu jeexal mbokk yi ak Vue sur la toile.
Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un en train de regarder le match, you. waaw c'est vrai que nag vidéo bi jotoon nañ ko gis RTS2 waaye dafa fekk ne saa su ne dafa am ñoo xam ne dañ ñu koy laaj ñu indiwaat ko pour am yeneen yuñ ci teg parce que la dernière fois Malcolm ñëwoon na ci li nga xamante ne bi mooy léeg-léeg il faut que ñuy prêter attention ci jigéen ñi waaye nag ñu xool Khady Fall Coulibaly moom lan la gis ci vidéo bi vidéo bi bu ma ko jàngatee waa ji day seetaan ndaw si mi ngi bale ci kanamam mais il a mis les formes pour génne ko ndax feccal na ko way ak moom ànd ak moom ba accompagner ko ba ca biti kon il a mis les formes def na maslaa na ñàkkewu ko kersa xëy na loolu aussi lu baax la parce que c'est vrai que ndaw si mënoon na bàyyi xel ne waa ji mi ngi seetaan télé xëy na bàyyiwu ci xel waa ji bu ko yooxu woon xëy na mu gën a metti waaw man daal loolu laa ci jàngat très très bien en tout cas ñu ngi la ciy gërëm di la ci sant bu baax a baax waaye tamit di fàttali ne sa toogaay yi tey c'était pour indi programme waa FABES bi nga xamante ne bi don de sang am na ci waaye tamit rencontre ci benn hôtel de la place am na ci en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ba pare nag di la souhaiter une bonne fête parce que nag mbir mi suba la incha allah dama ciy profité yaa xam bi nga xamee ne maa ngi souhaiter bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde di nag woowaat nit ñi ci ñu ñëw ci don de sang bi nga xam ne di maye deret loo xam ne lu am solo la ci àdduna suba à 8h suba à 8h la fële au triangle sud ci wetu grande mosquée ku ñëw rek jàppal ne ku mën a maye deret rek woo nañ la bañ nañ ko ba dañu woo armée bi woo gendarmerie woo police woo sapeur pompier yi ñoom ñi nga xam ne ñëpp daal ñoom ñi nga xam ne bu sauver vie ñoom ñoo ci jiitu maanaam aar bakkan te maye deret aar bakkan la kon it kon ñoom sabasi ñu ngi foofu sabasi moo fay jiitu ma leen di woo yéen ñii tamit ndax ci ngeen bokk bu ngeen xëyee rek ñëw leen jàpp ci mbir mi te xam ne mbir mi jigéeni RTS ñoo xewle te bu jigéeni RTS xewle àdduna gépp a xewle parce que RTS moo tëddee njaaxaan exactement léegi nag beneen programme bi di le 17 boobu it panel ci taxawaayu jigéen ci biir média yi naka lañ ko gisee très très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax RTS2 sa kër la soo fi bëggee dellu si rek en tout cas on te recevra avec beaucoup de plaisir merci beaucoup Khady. merci c'est moi. merci ñu ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Malcolm c'est toujours un plaisir te nag wax dëgg yàlla la nga ñu indil tey macha allah moi j'ai adoré c'était très bien. mais xam naa ne dañ ci dellu si waat parce que nag métier script ak faux raccord yi léeg-léeg même ci ñun ci mbir yi nga xam ne day am fii ay série yeeg yooyu léeg-léeg ñu gis ko ci. xaw ci am njàngat da cee baax ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di sant yéen tamit de soxna si li mu wax dafa am lu may fàttali. xam nga weer bu jot ci ñaareelu week-end bi Malcolm Comedy Club day am. foofu la ci place du souvenir. comme que weer bi jigéen la ñuy waxtaanee. ma leen di wax ne àjjuma bii. incha allah. bu 19h30 jotee. ku ci nekk na nga ñëw waaye ñenn lañ jox faveur bi. muy jigéen ñi. amul âge boo munti toll bu la neexee boo ñëw ba ci bunt bi. ngeen ne doo fay kenn mënu ci dara. dëgg la bis bi seen bis la. ñoom ñëpp ay VIP lañ. kon di wax ne ñëpp ñëw seetaan si Malcolm Comedy Club incha allah. merci beaucoup Malcolm ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit maman Dieye maman dinañ ñëwaat ak beneen spécialiste. pour gën a yaatal mbiru ndono bi nga xamante ne bi tey indi nañ ko ak benn témoignage kon nag kii ñëw seet si maman na nga xaar juriste bi ak imam yeeg vraiment ñi nga xam ne ñoom ñooy labbe yi dinañ la ci wax lu wóor. ba nga xamante ne bi da nga cee mën a jàpp. merci beaucoup maman. merci yaa xam dinañ ko gën
a yaatal sujet bi parce que mënul yem fii tey ndax dono dafa yaatu mais dañuy jaajëfal ñi nga xamante ne du ma jug ci di ko wax ñoom ñooy jàpp suñuy combat ku ci mel ne waa Esprit Chic Fat Sané moom sama sœur la sama xarit la bu numéro téléphone am nekk 77 653 79 26 moom moo def coiffure bi make-up bi machallah merci beaucoup Fatou ak ki nga xam ne moo jàpp ci habillement bi ba mu rafet Amina borom Princesse Sophie numéro téléphone am 77 501 80 93 merci beaucoup yaa xam ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax plaisir de te retrouver très prochainement sur la RTS2 Bichiba ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax te nag la prochaine fois li nga xam ne da nga koy defal na yegg si plateau yow kay war ngaa mën a am benn na wax dëgg yàlla maa ngi lay fay di remercier ñi ñu doon seetaan suñu mbokki téléspectateurs yi di remercier ñi ma bokkaloon plateau di remercier aussi ñi ma àndal si sama rubrique muy Decobox bi di sama structure alors képp koo xam ne am na lu nga bëgg si décoration da ñuy woo ci 538 08 72 au 77 di remercier aussi Awa Ndaw Latifa nga xam ne toujours moom mooy jàpp si combat bi comme ni ko maman di waxee moom numéro am alors c'est le 77 768 34 34 ou bien nga woote ci salon ba 33 864 74 75 ñi ngi lay gërëm di la sant waaye tamit di gërëm toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne ñooy ànd ak ñun di liggéey di sant ñëpp di gërëm ñëpp encore une fois bonne fête ci journée de la femme bi nga xamante ne bi suba la te nag RTS muy 1 di 2 am nañ programme bu rafet waay bu nga xamante ne bi danañ ko proposer ak ay jigéen ay royukaay ay références mbokk yi dinañ jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2